di nuyu suma doomu El Hadj Mao Cissé Petit Baye Cissé moom itam moo ko Oustaz Modou Fall ñoo bokk date bi anniversaire am tey la moom man lañ ko tuddee damaa récupéré damaa aki moo tur bi voilà donc c'est de la part de yaayam Amina de la part de yaayam Asi Madame Cissé donc toute la famille Mao Cissé itam bokk ci staff bi organiser événement bu mag bile di festival Salam ngeen toogoon ñaari at yoo xam ne ni amaluñu ko Sénégalais yi boobu ba tey ñu koy laajte ren nag macha allah ngeen jàppaat date programme bi di tàmbali vendredi 15 avril ca Grand Théâtre Baye Abdou ñu ngi lay nuyu di la ziar ndokkeel la laataa ñuy waxtaanee solos festival Salam bi. jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay nuyu di am mbégte di bokk ak yow plateau bu mag bi nga xam ni àddinaa koy seetaan. di la féliciter di la remercier di la encourager en même temps ak ñi nga àndal. di yëkkati kàddu yu nuyoo yu tedd di ko ëmbe orma bu tolloog cër ak darajay sëñ Babacar Sy Mansour sama sëriñ xalifa général des Tidianes sëriñ Maodo Sy Dabakh ak sëriñ Mbaye Abdou même ma tudde le recteur université Mame Cheikh Seydi Hadji Malick di nuyu góor gu tedd sëñ Mountakha Mbacké yàlla na yàlla wéral côté sàmm amiin ak sëñ Bass Abdou Khadir ci seen taxawaay ak bépp kilifa diine bu fi nekk am mbégte bokk ak ñi nga xam ni maak ñoom bu nu rëgëtee ñoo bokk fu ñu teere ji muy El Hadj Mamadou Mbaye Garmi mi ci benn kàddu gi ci biir ak ci biti ak Cheikh Thierno Ndiaye mi nga xam ni nag mu mag la du yàq bopp di nuyu boroom xam-xam yu tedd yi nga xam ni réew mi rafet lañu seen xam-xam yàlla na leen bàyyi yàlla bàyyi seen xel amiin ci seen comportement ci sac ak li nga xam ne moo doon fii ñu nekk tey muy groupe Futurs Médias di nuyu jigéen ñu baax ñi Mamadou di la ziar bu baax Pape ma lay gërëm di la sant di la ñaan yàlla fanu gudd ak wér. jërëjëf Pape. di nuyu nag réew mi di nuyu ni nga tërale ci ni ngay doxalee émission bi ba ñëpp di ko seetaan loolu mooy nuyooyu bi mu bëggoon a yëkkati jëme ci ñii fi ma ko bokkal ak yow mi nga xam dañ lay ñaan yàlla fanu gudd ak wér. amiin Mamadou wax na ko léegi foo jublu loo fa fekk sa xol la yow kon ñu ngi leen yàlla fanu gudd ak wér di xaar question yi. amiin festival Salam déjà Covid bi ak yi fi jot a am ci at yu mujj yi moo taxoon ñu ajoon ko ren nag ñu fas yéene koo amalaat lan moo nar a nekk particularité wu édition wu ren bi. jërëjëf Pape festival Salam dafa am fu mu sosoo fu nit ñi war a xam fan la jóge ak fan la egsi festival Salam laata mu tudd festival Salam groupe Futurs Médias yaa ko wax léegi dafay influencer ay médias télé bi rajo bi comme journaux yi dañuy influencer ay médias télévision bi jàpp benn émission bu mu tuddee woon Tabala Cheikh Thierno Ndiaye ngi nii toog leen lañ ci jublu woon télévision bi mooy defal promotion ñiy woy diine ñu am ci benn jour bu spécial boo xam ni Cheikh bu Jóob la ñu indi muy woy ci kaw plateau bi ay jigéen génn ci biti toog ci biti ñu teg ay chaise ñu koy awoo ci biti boroom xalaat bu rafet boroom gis-gis bu sori di président directeur général monsieur Youssou Ndour monsieur Youssou Ndour laa ko woowee Pape mu ni nun ko génne fekki ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci tànt yi fexe ba waa askan wi xam leen ñu jox leen promotion parce que li ñu nekkay dëgg Cheikh Thierno fekki leen fu nekk 2012 ñu far ko ministre de la culture et du tourisme mu woonu ni ñu woo leen ñiy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tasale leen mu ni leen man ak yéen ñoo bokk yéen laa faral di nga nekkee dëgg dem Fès ñu invité ko ci benn festivalu Fès mu gis diversité bi mu ni lii daal max gis fii te Sénégal am ay tarixa yoo xam dañoo juboo tey bokk ku fa def festival dina mën a baax looloo indi festival Salam
ñu sos festival Salam premier festival bi septembre 2012 lañ ko def di wër réew mi lan la ci jublu muy naa fexe ba kiy woy ci pôle yi ci jàng yi te kenn xamu ko naa ko indi ci télé bi bu ko gis xam ko looloo waral Stade bu Samb di def Grand Théâtre looloo waral Cheikh bu Diop di def Sorano looloo waral Ndiogu Afia di dem feneen koo daan toog rek muy woy nga koy sarax ñaar fukk bu demee di la paas loo ci junni wala ñaari junni fa fekk am na promotion kon objectif yu Youssou Ndour moo doon fexe ba woykat tàggkatu yonent bi am li nga xam ne mooy promotion man cee dund loolu waral festival Salam mooy quintessence bi mu jël ko teg ko ci ay ak ab kuréel comité d'organisation boo xam ne Mara Dieng mooy président bi ñii ma ko bokkal sama nawle yii ñun ak ñoo ci bokk ñuy assurer coordination maa aussi c'est directeur artistique chef de la production ak Madi Dramé ñi nga xam ñooy xalaat lan la mooy programme festival Salam festival Salam di dem ba daaw Covid bi ñëw boroom xalaat bu rafet boobu nii festival Salam bu ñëwee ñëpp xalaat ni dañoo war a wéttali nit ñi nan ko def bu virtuel mooy nit ñi toog seen kër booba kenn du ñëw parce que distanciation sociale bay am mu ni yow ak Cheikh Thierno Ndiaye def leen festival Salam bu virtuel ñu indi ay nit di leen ko tegal di leen indiwaat li nga xam ne mooy waral festival bi mais Pape nit bu dee def dara te bëgg ko daf ko jaral alalam parrain à vie Sa Majesté Mohamed VI la bi mu d'accord ni ko nekkoon naa pare daf ko bind benn lettre yónnee ko ci ambassadeur bi ñu ànd bokkoon naa ci délégation bi dem ca ambassadeur mu jox nu lettre bi ñun buur bi nee na nangu na nekk parrain mu def président Macky Sall parrain mais Pape boobu ba tey ñi ngi ciy jël ñëpp ñuy liggéey ñu nekk ci festival bi di way amul benn xaalis bu ci jógee ci biti bu dul xaalisam génne ko ci dugal ko ci festival bi amul benn sponsor bu ci nekk amul kenn ku jël xaalis dugal ko ci ku dul moom mi nga xam ne mooy Youssou Ndour budget bi buñ la ko waxee sur 100 personnes yuy woy amul kenn koo xam ni ñëw nga ci festival bi woy ba pare dem te amoo contrat buñ la signé fay la man mii wax ak yow maay signé contrat yi te amul kenn laa wax ko bokk ku mës a ñëw ci festival bi te woyoo ba pare ñu jox la xaalis amul léeg-léeg sax ñu boole la ak oto bu la dimbali indi la ak ña nga àndal jox la ko pour dimbali la ko kon festival bi promotion wooykat yi lañu bëgg mais liñ ci jublu nag mooy ñu mokkal bindu mag mi mu ni bu ci kenn indi photo sëriñ pour wane ni kii la ñuy tëkkale ak kii nanu fexe ba kuy ñëw na nga yiw sol yére yu yiw ñëw fekk ci festival bi ren ñu toog ci 2 ans amuñu ñu ni ren dañuy démarrer festival bi festival bi nag ñu ngi koy démarrer le 15 avril incha allah Grand Théâtre lañ koy ubbee bu ñu ubbee festival bi le 15 avril Grand Théâtre li nga xam ne mooy le 16 avril ñuy dem Kër Massar li tax ñuy dem Kër Massar nag bi ñuy door festival bi dañ ko defee Ndakaaru rek ñu ni nan ko décentraliser yóbbu festival bi ci nit ñi yóbbu nañ ko Kaolack indi waa Gambie indi nañ ko Ndakaaru indi waa Égypte indi Turquie indi waa Mali indi nañ waa Mauritanie indi nañu waa Nigéria kon ñu ni festival Salam kon dañ koy international lay doon nañ ko jëfandikoo noonu bu nu demee fi nga xam ni mooy Kër Massar le 17 avril Mbaaw ñu dem fi nga xam mooy stade bu Mbaaw monsieur Abdou Karim Sall maire Mbaaw ñu ngi koy gërëm di ko sant ci doxalin woowu nga xam ni Mbaaw lañ koy fekk le 18 avril ñu dajalee borom xam-xam yu rafet yi ñoom oustaz Pape Anne ñu waxtaanee ci jàmm le 19 avril ñi ngi seet diggante Ndar ak Louga fan lañ ciy dem parce que décentralisation bi axe nord lañ ko bëgg a yóbbu. façon sorewul. parce que sorewul Louga yi Ndar Ndaray Louga. waa Ndaray Louga. bu ko defee ñiy jóge Ndar ñëw Louga wala waa Louga jëm Ndar. dem Ndar ànd ak waa Kébémer ak waa Nguma Géwul. le 20 avril ngeen dem Mbour. le 20 avril ñu dem Mbour. le jeudi 21 avril ñu dem Pikine.
vendredi 22 avril ñu dem Grand Yoff. ci terrain Grand Yoff bu mag bi. Samedi. 23 ñu nekk. allée du centenaire. mooy fermeture bi. boobu mooy clôture bi. mooy clôture bi. mais balaa ñuy détailler ci calendrier bi agenda wu festivalu Salam ren bi ma ubbiwaat parenthèse suukaru koor yi ci numéro téléphone yii di affiché wu ci suufu écran bi même bu ngeen ñu jotul en direct bu ngeen xasee ba composé benn dañ leen koy jox ngeen jot ñu en direct ak ngeen ñàkk ñoo jot numéro téléphone yaa ngi ci écran yi ci ginnaaw di ngeen bokk ci ñi nga xamee ni dinañ leen jox ci yi ngeen di gis ñu jëlee ko ci suñu ay partenaires donc Baye Abdou je disais laataa ñuy faram-fàccee programme beeg détail yu agenda bi dañu tase ak yenn wala ak ñenn ci ay sénégalais ñoom it ñu joxe seen xalaat ci festival Salam ndekete Sénégal yëpp ñoo namoon festival Salam. Ramadan Mubarak nag xel yëpp dina dem ci li nga xam ne wax dëgg yàlla boo ba léegi seen télévision Futurs Médias di ko ànd yéen dana ko gunge muy festival Salam ñu tàmbale woon ko ci 2015 ba ci 2022 ku ne xam ne nag suñu borom dogal ne ñaari at yi weesu yëpp mbas mi nga xam ne moo lëmbe woon ci àdduna bi wërngal péng tax festival Salam amul woon. festival Salam day loo xam ne mooy dajal ci këru diine yëpp ci Sénégal jullit yi namoon ko bokk taalibe namoon ko Sénégal yi namoon rawatina ñu nekk ci bitim réew nga xam ne festival Salam mooy li nga xam mooy dajale ëttu këru diine yëpp ñëpp daje ci benn lieu ci ak yar ci ak teggin di fàttali ko xasaay du mag bi ba ak di tagg yontu bi sallallahu alayhi wasallam di gën gi mi def ren nag 2022 bu fas yéene amaat moo tax ñu fas yéene dugg ci biir dëkk bi wan leen nit ñi nuñ ko nammee woon ak nit ñi nuñ koy xaaree ak nit ñi nu ñu yàq ne festival Salam ren 2022 ñu ànd kook yéen ak seen télévision Futurs Médias. lu amoon solo la ci réew mi parce que lépp loo xamee ne day boole lu dagan la lépp luy boole loo xamee ne muy këru diine yi ba ci ñun taalibe yi lépp lu ñuy boole jarul seet ci téere dagan na lépp loo xamee ne soo ko defee mu indi leneen ci réew daganut jarul sa xool ci téere waaw parce que lu dagan dafa am ak lu daganut waaye lépp luy dajale mbooloom jàmmam salaam rek nga xam ne salaam rek bañ na ko ba tudd salaam alhamdulilahi rabbil alamin festival bi moom kontaan nañ ci bu baax a baax namm nañ ko nag namm nañ ko ndax këru diine yëpp ñoo ci nekk liñ ci gën a neex nag mooy ñun dëgg la am nañu kër gu ñu féete waaye da di diine moom Sénégal ñun ñëpp a ko bokk waaw ndax ñeneen ñi donte jokkuñ ci ñoom sax mais am nañu war ma gu baax ci ñoom. bennoo bi ak bëggante bi ak tarixa yi muy boole li gars yi naan l'union fait la force mais bu fekkee tarixa yi maanaam doon nañ benn Sénégal day neex comme ni nga koy gisee nii ñuy songandoo di xàccandoo di dóorandoo li sant yàlla la maanaam 2020 ba léegi la gëj a am ñu koy xaar nag ba 2022 bi mu nar a am ñun dañ ciy santaat yàlla bu baax. festival Salam bi namoon nañ ko vraiment manqué woon nañu. te gis nañ ci tamit ñu ngi ciy yokk suñu diine ak suñu xam-xam di ci jàngat di ci tàggat suñuy njaboot di ci jàngal lu bari ci suñu diine. wax dëgg yàlla namoon nañ ko ndax mi ngi dajale ëtt kër diine yëpp boo dee seet bu laayee ni duggee murid yi dugg xaadir yi lépp neex wax dëgg yàlla ñu def ko mu am ci ambiance boo xamante ne franchement da nga koy yàkkamti sax boo toogee da ngay yàkkamti jël sa temps yëpp te gisuñu ci lenn loo xamante ne am na ci benn inconvénient bu ñaaw wax dëgg yàlla. da ngeen ñu koo tàmmaloon ñaari at ci ginnaaw jot ta am ndax li fi xewoon mooy feebar corona bi ñëpp xam nañ ko tey nag atu ren bi macha allah dañ ci am ab kontante bu baax a baax a baax. ku nekk xam na ne Sénégal benn bopp la taalibe bi Serigne Touba taalibe bi Serigne Fallou taalibe bi Maam Alaaji Malick taalibe bi ñëpp benn lañu waa Kër Baye Niass kon nag bu yàlla dogalee tawat gi nga xamante ni ñaari at yëpp moo taxoon amul. wax dëgg yàlla ba ngeen bëgg ko màggalaat loolu day am solo parce que yooyu ngeen di dawal di ko def ay émission ci réew mi fépp sax laay wax wax dëgg yàlla di taataan ci këri dine yëpp kenn ku ci teg nga jël jàngkatam woykatam wax dëgg yàlla ñuy tagg yonent alayhi salaatu salaam loolu dafa am solo. gis nañ ko chaque année nu ko nit yi di teewee mu doon loo xam ne tamit luy boole jullit yëpp la. démb rek maa ngi ciy toog di waxtaan ak sama gars yi. maanaam guddi gi da ngay toog doo am loo def ndax festival bi ni mu fi gëjee mais duñ ko déggaatee ñu ne annoncé ngeen ko waaw dañ ciy sant rek di ko waajal baax a baax a baax. mu ngoog muy micro trottoir boo xamee ni def nañu ko doon laaj quelques sénégalais seen xalaat ak ni ñu nammee woon festival Salam Baye Abdou segam ñoom ñi seetaan ñoo ko namoon
waxatuma la ak ñun ñi nga xam ne ni ñu ngi liggéey ci festival bi ndax defe naa c'est la première fois ci Afrique festival bu ni mel di am at bu jot. c'est la première fois festival bu mel noonu am Afrique. moo tax promotion bi ñu ci doon wut dañ ci am ay résultats. Cheikh Bou Diop Massa bu Côte d'Ivoire bi mu ko dee def président Abdou Diouf a ngi toog président yëpp toog ñu jël ko mu ubbi ko loolu bokk na ci promotion yi nga xam ne moom lañ doon wut ci woykat yi nga xam ne ñoo nekk ci festival bi. am nañ bu ñu demee ba ci biir Pape bari nañu xalaatoon ni festival bi toog rek la woy bu ñu paree ku ne ñibbi. day daam ay colloque ak ay daje ay waxtaan. dana am université North Carolina. ay américains yoo xam ne li leen jaaxal mooy. bu ñu déggee woy di gis nit ku yuuxu wala muy mbëkk garab. moo tax keroog ba yuusu ji leen fekkee Amérique. Ndiogu Afia la yóbbaale Ndiogu Afia la yóbbu. mais bi ñu ñëwee fii aussi ñóbbu leen ci këri diine yi. dañ leen doon won réalité bi nga xam ne moom la diine di dund fii ci Sénégal. ñooñu nag ñoog université bu Dakar dañu am benn diggante bu nga xam ne dañ ko am. ci ay bourses yu ñuy war a joxante ak ay recherches yu ñu war a joxante. incha allah ñu ànd ak monsieur Youssou Ndour. dem université Cheikh Anta Diop. recteur bi monsieur Thioub moo fa nekkoon. délégué ki nga xam ne mooy professeur mu ñëw toog ak ñun. ak américains yi. te loolu wane na ni promotion nit mën ngaa xalaat bu ndaw jëmmal ko ci ay nit ñoo xam da nga leen am ñu am volonté pour matal ko loolu moo tax nit ñi nam festival bi mais loolu moo tax aussi ñu bëgg festival bi mu nekk mu sunna c'est-à-dire woyin ci bëgg nit ñi woy ko ci mu ànd ak bànneex mais mu ànd dëppoo ak weeru koor. mais li ci neex itam ren du xale yi rek kay woy da ngeen ci boole ci mag ñi. waaw xam nga. ñoom Gota Mbengue mag ñooñu Gota Mbengue waaw. dañ leen doon jël ni festival Salam bu ñu ko defee mag rek ndaw rek mag ñi. duñ ci bokk. ñu boole leen ci. dañuy jël xale yi aussi boole leen ci. Alaaji Gota Mbengue ngi. waaw mi ngi noonu. mi ngi noonu plateau boobu ñu amal dañ leen doon indi ñoom Papa Tour Ndiaye yal na leen yàlla yërëm. mag ñaa ngi. ñoom ñëpp. ñoom Cheikh Mboub. papay Modou Mboub bi ngeen invité tey. ñoom ñëpp ci ay mag lañu woon yoo xam ne dañ daan woy ñu fekke ko. indiwaat leen ci festival Salam. loolu moo tax ñi nga fi gis dina neex mais ñoom Khoudia Mbaye Laye. festival Salam a leen révélé. ñi ngay gis nii ñoom Mame Mbaye Laye festival Salam a leen. Paprane ak Cheikh Diop Mbaye. Cheikh Bou Diop ñoom ñëpp festival Salam moo leen révélé. donc noonu la ñuy def ren. jël ay jigéen ak ay góor. ñuy tagg Seydina Mohamed nit ñi di ci bànneexu. di ci wéttaliwaale nit ñi ñuy dàqaale koor ba xëdd jot ñu dem xëdd continuer seen koor loolu mooy festival Salam. incha allah laataa ñu tàggatoo ak yow Baye Abdou lan mooy nekk message bi pour sénégalais yi nga xam ne ñoo ko doon xaar ñu fàttaliwaat leen date bi donc festival bi dina tàmbali incha allah le 15 avril ca fi nga xam ne ni mooy Grand Théâtre lan mooy nekk message bi. message bi nu bëgg mooy li nga xam ne mooy collectivités locales yi nga xam ne dañuy nekk seen dëkk te bëgg festival bi ku ci nekk dëkk ba nga dëkk boo sañoon ñu indi la festival Salam te festival Salam c'est très lourd du loo xam ni dañuy jël logistique bi ànd ak nit ñi rek simple ñëw tegal la ko ñuy ñaan képp koo nga xam ni maire nga wala nga nekk responsable dëkk ci sa gox bëgg festival Salam ñëw boo nu woowee ñu waxtaan ak yow indi festival bi sa dëkk wanaale say woykat ziare waale sa sëriñ ba nga fa am. dernier mot bi mooy ñuy ñaan jigéen ñi ñëw. ñu muuru. parce que loolu moo dëppoo ak l'islam moo dëppoo ak weeru koor. loolu moo dëppoo aussi ci ñi ko waa bitim réew ni ñuy gisee festival bi. ak lan lañ ci jublu. ñuy ñaan bu kenn indi sa photo sëriñ. di ko yëkkati mu mel ni dañuy jongante ak sëriñ si. te loolu taxunoo jóg. li ñu tax a jóg mooy. bindu mag ñi ak promotion ñi nga xam ni ñooy jàng bindu mag ñi. troisièmement bi may jeexale mooy. ñuy wax heure yi nit ñi. di wax ni képp koo xam ni da nga bëgg a bokk ci festival Salam fii ñu nekk nii du ku ñëw rek da ngay bokk ci festival Salam. ay équipe mooy toog xalaatal ñi fi nga xam ñoo bëgg a nekk bokk ci festival bi. jël seen tur xool leen dogal leen a def programme ci festival bi. ñuy ñaan rek nga bañ a wax ni dama bëgg a bokk ci festival bi ñëw taxaw ni dama ci bëgg a bokk. di fàttali nit ñi ni kenn du jógee ci festival Salam ak loxoy neen Pape. di gërëm bu baax Ibou Guèye bi nga xam ne moo nekk ci pavillon spécial bu hôpital Le Dantec ci prison bi.
di leen ñaanal yàlla fan gudd ak wér di leen gërëm di leen sant ci taxawaay bi ak jàppale bi loolu daal laa waxoon di invité sponsors yi aussi ñu ñëw jàpp ci parce que lëf bu ko kenn nit dee def 2015 ba léegi 2017 ba léegi ma koy def te dërëmu kenn nekku ci te lim ciy jële di ko jox askan wi ci poosam la koy jële ku ko jàppale baax na ci ndax loolu aussi am na solo ñuy wax ni ñi ngi woo ñëpp di sant ñëpp di wax bis yi daal bu amee incha allah festival Sam naa ko ànd ak sama mbokk yi toog parce que maa ngi ñoom ñooy ànd wër réew mi ci festival Salam ba keroog muy mat rek incha allah di ñaan yàlla mu bañ a nekk suñu mujjëlu koor ñun ak yéen di gërëm sama mbokk yi di leen sant bu baax loolu daal la amoon lu may wax di sant ñëpp El Hadj Pape jërëjëf Baye Abdou ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm itam comité d'organisation festival Salam